ci ñi jël kàddu one mooy tey féewaloo daanaka mën nañu wax amu fi alhamdulilah bu ma ne féewalee amu fi mooy lu ni ñu mel mënoon na am wax ji kii taxaw jàpp fii ki taxaw jàpp fële kenn ku nekk dëgër ci fi mu jàpp te ñu nekk benn njaboot muy njabootu Ndeye Saly loolu donc mën nañ gis ne tey amul ci jotaay bi li fi am kañ mooy yaakaar bu rëy amoon na ñu liggéey ci lu bëree bëri ngir yaakaar googee mën a am far ñu dem ba ca càppandaw ga beneen pexe juddu bu utee at nañ gisee woon te njëlbeen loolu mooy li am bi mu amee nag li mu jur mooy dafa am ci ñenn ñi njaxare gum leen teg jur ci ñeneen ñi ban façon yi wax nag léegi lañu war a mën dem waxaat kook nit ñi gannaaw bañ leen doon wax ne fii tout sauf Jean moom lañ fi gëm nan la ñuy delluwaatee ci base bi di leen wax leneen mu doon it ay laaj yu am légitimité mu nekk lu am solo yuñ fi noté mais balaa ñuy jeexal waxtaan gi ñett nit ñi mujjee wax muy Adama Lo muy Baye muy doyen Ibrahima daanaka tënkaat nañ wax ji ba jox leen ci seen xalaat ñoom pexe yeeg yoon yi ñu war a jaar ba bébét bañ amoon ca njëlbeen même bu méngoowul ak niñ ko bëggee woon solo si du wàññeeku loolu li ma ci jàpp déjà mooy liste bi dem élection du Jean mooy ki ñu toftal pour mu doon maire waaye liste bi nga xam ne mooy dem ci suffrage yi di uti nit ñi seen vote mu ngi tudd Benno Bokk Yaakaar kon donc lu ñuy dellu wax ko nit ñi lan la yomb na Jean da doon ut Ndeye Saly da doon ut président ne léegi jox nañ Jean mu jiite liste bi ci comme pour mu mën a doon maire Ndeye Saly ñu yéegal ko yóbbu ko ci listu Dakar nga xam ne it moo ëpp ci solo mu dem fa am fa taxawaay ak tolluwaay boo xam ne kenn du ko natable kon loolu daanaka buñ leen doon wax tànn leen yaakaar naa ne boobu moo ëpp ci solo ndax bu demee Dakar la mu fay mën a am indi ko analyse bi bàyyi wax sànq rek one na ko ci wàllu budget ci ay misaal kon lu ñuy dellu wax ko nit ñi loolu dana yomb ma di leen fàttali rek leen Ndeye Saly dafa def base am Grand Dakar muy base naturelle am muy base familiale am muy base affective am xam nga nit homme politique yi daanaka danañuy am ay base sax waaye ñenn ñi danañu am base mu nekk ay base par intérêt du lu ko dab du lu ko dalit seen kàddu rek one na ko réaction yi ngeen am bi ngeen déggee nouvelle bële one na ko kon loolu firnde na ne moom base am bi mooy lépp waaye président moom it gàcce ngàllama ndax bu leen fàtte ne jël na Ndeye Saly def ko ministre te doonul maire dëgg la am du dëgg mais tax xam na lu tax mu def ko ndax lam ko defee xarañte Ndeye Saly bokk na ci social am ci doomu aadama yi ci réew mi yëpp wërngal këpp bokk na ci calebasse de l'émergence yi mun na sos ko mu dooree ko fii law na Sénégal yëpp tey fierté la ci àdduna waaye it mbaaxam dalam yaram nangoo liggéey pour Sénégal nangoo sonn pour jigéen loolu yëpp président da ko boole ak tamit li mu représenté biir Grand Dakar mu ne Grand Dakar kat danaa leen utal ministre jox leen ko jaarale ko ci Ndeye Saly kon nag président fàttewul Grand Dakar ndax tey ku ñu ne kaa ñu def le maire Grand Dakar ak ñu def le ministre de la République dénk la liñ la dénk booy ci tànn yaakaar naa ne booy tànn danga koy leer na mooy li Ndeye Saly yor ni lim ci doon toftal yi si nii da ko doon yokkat pour mën a taxaw soxla ñu dëkk biir Grand Dakar ndax Grand Dakar la gëm gannaaw nag bi mu amee yëg-yëg ci réew mi yëpp ak Sénégal yëpp ndax tey tolluwaayam foofu la toll waaye fàttewul fi mu jóge fàttewul fi mu ko kon donc Ndeye Saly président defal na ko loolu
waaye président xam na ne moom Ndeye Saly mii ci ñi ko gën a jege rëkk la bokk ci politique ndax moom la jëlaat tànn ko ne ko jiital ma jigéenu Sénégal yëpp de bokk ci suma parti waaye loolu rëyul ah na ko téye ci ñaar yooyu rek nga xool li Ndeye Saly doon def ni dana ko continuer di def ak yéen guddeeg bëccëg te dara du ci wàññeeku day yokk rek waaw bu ñëwee nag ubbi buntu perspective bu bees muy Dakar ville de Dakar ak ni mu toll ci budget ni mu toll ci ay buntu ni mu toll ci ay mën-mën pour jàppale ko dëkkuwaay yeeg doomu adama yeeg ñoom seen ak ku xam Ndeye Saly ni mu mel ci wàllu social ni mu mel ci am yërmande ci doomu adama waaye bu ko yàlla ubbilee buntu boobu kon kañ liñ doon dabu fii yëpp du réer au contraire lu ko raw la ñuy amaat dëgg la am du dëgg kon nag loolu lan moo ñu ci yóbbu mooy fexe ba liste yi nga xam ne moom la président teg ñu am ci ndam ñaar yëpp nag laa wax ndax lu tax ma ne ñaar yëpp Ndeye Saly turam dafa jaxasoo ak Grand Dakar bu Benno Bokk Yaakaar amee liste fii ñu war a dem élection li ñu war rek mooy gagné quel que soit alpha buñ toppatoo ku ko jiite bu dee moom la dañuy gagné bu dee Jean la dañuy gagné bu dee keneen nit la dañuy gagné loolu rek moom mooy doon message bi ndax tey bu leneen amoon dañuy jàpp ne moom moo ñàkk ci goxam même bu dee jiite wu ndax bu ñuy teg dirigeant yu mag yi ci kaw a kaw kenn ku ne ñu naan la kan moo gagné sa dëkk ak sa gox dañuy ñaan yàlla moom mu bokk ci ñuy yëkkati loxo ne man de suma gox suma coalition moo fi gagné peu importe ku ko jiite te loolu nag moom lañ ñu war a gaaw rapidement teg ci ay pexe ak ay plan de communication ak ay fem ba yàlla yóbbu ñu ci lu ni mel ñaareel bi mooy ville de Dakar parce que ñaari mbir la léegi Ndeye Saly dañ ko sax ñaari yoon il faut mu gagner commune bi ak ku ko munti jiite waaye ville de Dakar it il faut mu ànd ko Diouf Sarr gagner ko looloy waral mbébét yi ñu wax sànq mën a sotti waaye loolu nag mu nekk ñaari défi bu njëkkoon benn défi ngeen newoon léegi ñaar la ñaari défi nag bu amee kon mobilisation bañ doon def bu nekkoon benn il faut ñu def ful ko ñaari yoon pour mën a daj mbir moomee lu ñu doon def benn il faut ñu ful ko def ko ñaar nu mu gën a néew tey pour mën a am résultat yu tolloog yéene bi président am ci Ndeye Saly ndax moom moo toll foofu te moom moo tollit noonu te nag nit ki fa mu toll ñamu àndal fa la ñuy tollale seen bopp kon buñ fi jógee loolu il faut mu leer ci bopp nit ñi yéen ñi nga xam ne nag yéen a nekk ces lieutenants de premier plan maanaam yéen a nekk ci xare bi ci kanam jiite ko di ko dox di ko wax déet bu leen découragé de nit kuy dem xare doo découragé doo tiit doo ragal doo dellu ginnaaw en avant rek en avant feu moom la lieutenant yi wax en avant feu kon nag teg leen ko foofu suñu jógee fii tey nañu sentir tout de suite déclic bu bees bu juddu ci seen taxawaay ci biir réseaux sociaux yi seen réaffirmation seen engagement renouvelé ci Ndeye Saly ak njiitu réew mi pour jàppale leen ba listu Benno Bokk Yaakaar triompher au soir du 23 janvier 2022 incha allah loolu kenn ku ne sa Facebook yaa ko moom kenn ku nekk sa Snap yaa ko moom kenn ku nekk sa yeneen yi nga yor ci réseaux sociaux yi yaa ko moom on est ci sa taxawaay on est ci sa Pastef on est ci sa takkute on est ci ne lii am yoon la boo xam ne fam ñuy yóbbu te gënati te am nañ ci pas-pas bi am nañ ci taxawaay bi am nañ ci yaqan bi kon nag ku ne na ngay waxee say message ba galvaniser waat say troupes galvaniser waat say partisans say sympathisants ci secteurs yi ci foraay yi ci leneen ak leneen yaa ko xam dóoral mu daanuñu avancer loolu mooy li am tey kon tey ci guddi gi nii ku ci dem ba toog sa kër ba ubbi sa ordinateur wala sa téléphone dóoral ay message ñun danañ def veille xool tendance yooyu nu mu joxe c'est très important de façon brute déjà leneen li mooy bi ñu rappelé enjeu yooyu ba pare te Baye wax na ko léegi élection yooyu ñu génn Grand Dakar ci top 2 yi waxuma top 10 waxuma top 5
mais top tout court maanaam les 2 plus performantes communes en termes de performance électorale Yoff la ak Grand Dakar waaw léegi nag configuration bi am ni bu ñu fexee ba Grand Dakar jël top 10 bi top 1 jël jiitu jàngat bi xam nga lan lay doon ndax bu dee ne Jean de fi newoon nekk top 1 nekk ci deuxième bu ñu demaatee nii ak configuration ci labelu Benno Bokk Yaakaar mu yéeg doon premier danañ xam ne kon label bu bees bi moo indi loolu te label bu bees boobu Benno Bokk Yaakaar da am ko moom fii muy Ndeye Saly kon donc sas nañ leen yéen ñi nekk fii Ibrahima wax na ko dana amaat yeneen daje ñu def de ce format dana amaat yeneen daje yoo xam ne ci secteur yi lañ koy def animé ko à la base parce que mbir mi nag proximité la porte à porte la corps à corps la du ay daxaw nii toog ca kaw di wax say wax rek du dem déedéet ndax bu ñuy seet ku ñu convaincre yéen vous êtes déjà convaincu waaye nag lii des mooy ña nga xam ne ñoom la ñu jiite ñu ne ci ginnaaw te xamaguñu ba tey seen tolluwaay ci mbir bi fu mu féetee wala même bu fekkee xamoon nañ ko ci njëlbeen te li am nii xaw leen découragé ñooñu il faut ñu delluwaat ba ci ñoom taxawu leen leerala leen jeunes yi ne fi intellectuels yi ne fi ñoom Abdallah ak ñoom seen ñoom Kabir am nañu liggéey non ni Abdallah waxee léegi jàppewu ma ko ne ku mer déedéet waxin la moom ak Mohamed Dieye mais yëpp waxin doom la pour one ne rek mbir mi ni mu dikkee ci seen kaw ëpp na dayoo loolu rek la waaye nag am nañ conscience su ne li koy redressé mooy jugaat dem waxaat ak nit ñi ci programme Benno Bokk Yaakaar bii ñu fas yéene taxawal ci biir commune bi buñ génnee ci élection yi ni ñu jëm ndax programme mu Jean yéena ko Jean amul réalisation ku amul réalisation mënoo wax ci ay programme am lu mu fi def waaye au moins am ngeen sañ-sañu ne Ndeye Saly kat 2012 ak léegi def na fi lii def na fi lii waaye it 2022 bii ñu dëgmal buñ ca egg ak jàmm ak salaam conseil municipal bi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar proposé bu liste boobu jàllee programme am 2022 2000 nangam lii la fas yéene nañ def lii fas yéene def lii def nañ def lii loolu ku ne am nga ci sañ-sañ looloo tax pour daaneel suma kàddu ma jublu nag ci recommandation yooyu muy nas programme Grand Dakar bi ñu bëgg ci turu Benno Bokk Yaakaar ak taxawaayu Ndeye Saly Diop Dieng loolu dañ koy bind nu mu gën a gaawee nafar ko génne ko buñ ko bindee si la ñuy sukkandiku nag pour génne li ñuy wax ay éléments de langage maanaam kàllaama gi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour mën a wax ak doomu aadama yi mën leen jaay programme bi bañ adhéré ci mu jarale ñu mën a dugg ci mbañ ngànce ba votel ñu loolu la ñuy wax élément de langage boobaa foofu lañ koy tibbee mais buñ ko bindoon léegi ñoom wax ko te programme boobu nasuñ ko ba tënk ko bu boobaa dana am benn écart te écart boobu politique da nga koy moytu ci loolu wax loo xam ne doo ko def wala wax loo xam ne buñ demee ba ci càppandoo ko programme ba gisuñ ko ca loolu des koy moytu moo tax nag jotaayu tey bi am solo ndax jàngee nañ fi lu bëree bëri loo xam ne ku mel ne man nga xam ne dëkkuma Grand Dakar milité wu ma Grand Dakar danaa ci mën a xam lu bëri ba su ma ciy xelal ministre danaa xam la ma ko cay mën a xelal kon donc programme boobu nekk na lu am solo leneen li am solo mooy plan d'action ndax boo defee sa programme naka ngay defee nag plan d'action électoral boo xam ne te même bu Jean tegee comité électoral ca cadre ba mu tegee noonu du tere Ndeye Saly ak ñi mu àndal teg seen dispositif électoral boo xam ne moom la ñuy porté nag ci ñi jël kàddu one mooy tey féewaloo daanaka mën nañu wax amu fi alhamdulilah bu ma ne féewalee amu fi mooy lu ni ñu mel mënoon na am wax ji kii taxaw jàpp fii kii taxaw jàpp fële kenn ku nekk dëgër ci fi mu jàpp te ñu nekk benn njaboot muy njabootu Ndeye Saly loolu donc mën nañ gis ne tey amul ci jotaay bi li fi am kañ mooy yaakaar bu rëy amoon na ñu liggéey ci lu bëri ngir yaakaar googee mën a am far ñu dem ba ca càppandaw ga beneen pexe juddu bu utee at nañ gisee woon te njëlbeen loolu mooy li am bi mu amee nag li mu jur mooy dafa am ci ñenn ñi njaxare gum leen teg
jur ci ñeneen ñi ban façon yi wax nag léegi lañu war a mën dem waxaat kook nit ñi gannaaw bañ leen doon wax ne fii tout sauf Jean moom lañ fi gëm nan la ñuy delluwaatee ci base bi di leen wax leneen mu doon it ay laaj yu am légitimité mu nekk lu am solo yuñ fi noté mais balaa ñuy jeexal waxtaan gi ñett nit ñi mujjee wax muy Adama Lo muy Baye muy doyen Ibrahima daanaka tënkaat nañ wax ji ba jox leen ci seen xalaat ñoom pexe yeeg yoon yi ñu war a jaar ba bébét bañ amoon ca njëlbeen même bu méngoowul ak niñ ko bëggee woon solo si du wàññeeku loolu li ma ci jàpp déjà mooy liste bi dem élection du Jean mooy ki ñu toftal pour mu doon maire waaye liste bi nga xam ne mooy dem ci suffrage yi di uti nit ñi seeni vote mu ngi tudd Benno Bokk Yaakaar kon donc lu ñuy dellu wax ko nit ñi lan la yomb na Jean da doon ut Ndeye Saly da doon ut président ne léegi jox nañ Jean mu jiite liste bi ci comme pour mu mën a doon maire Ndeye Saly ñu yéegal ko yóbbu ko ci listu Dakar nga xam ne it moo ëpp ci solo mu dem fa am fa taxawaay ak tolluwaay boo xam ne kenn du ko natable kon loolu daanaka buñ leen doon wax tànn leen yaakaar naa ne boobu moo ëpp ci solo ndax bu demee Dakar la mu fay mën a am indi ko analyse bi bàyyi wax sànq rek one na ko ci wàllu budget ci ay misaal kon lu ñuy dellu wax ko nit ñi loolu dana yomb may di leen fàttali rek leen Ndeye Saly dafa def base am Grand Dakar muy base naturelle am muy base familiale am muy base affective am xam nga nit homme politique yi daanaka danañuy am ay base sax waaye ñenn ñi danañu am base mu nekk ay base par intérêt du lu ko dam du lu ko dalit seen kàddu rek one na ko réaction yi ngeen am bi ngeen déggee nouvelle bële one na ko kon loolu firnde na ne moom base am bi mooy lépp waaye président moom it gàcce ngàllama ndax bu leen fàtte ne jël na Ndeye Saly def ko ministre te doonul maire dëgg la am du dëgg mais tax xam na lu tax mu def ko ndax lam ko defee xarañte Ndeye Saly bokk na ci social am ci doomu aadama yi ci réew mi yëpp wërngal këpp bokk na ci calebasse de l'émergence yi mun na sos ko mu dooree ko fii law na Sénégal yëpp tey fierté la ci àdduna waaye it mbaaxam dalam yaram nangoo liggéey pour Sénégal nangoo sonn pour jigéen loolu yëpp président da ko boole ak tamit li mu représenté biir Grand Dakar mu ne Grand Dakar kat danaa leen utal ministre jox leen ko jaarale ko ci Ndeye Saly kon nag président fàttewul Grand Dakar ndax tey ku ñu ne kaa ñu def le maire Grand Dakar ak ñu def le ministre de la République dénk la liñ la dénk booy ci tànn yaakaar naa ne booy tànn da nga koy leer na mooy li Ndeye Saly yor nii lim ci doon toftal yi si nii da ko doon yokkat pour mën a taxaw soxla ñu dëkk biir Grand Dakar ndax Grand Dakar la gëm gannaaw nag bi mu amee yëg-yëg ci réew mi yëpp ak Sénégal yëpp ndax tey tolluwaayam foofu la toll waaye fàttewul fi mu jóge fàttewul fi mu ko kon donc Ndeye Saly président defal na ko loolu waaye président xam na ne moom Ndeye Saly mii ci ñi ko gën a jege rek la bokk ci politique ndax moom la jëlaat tànn ko ne ko jiital ma jigéenu Sénégal yëpp te bokk ci suma parti waaye loolu rëyul ah na ko téye ci ñaar yooyu rek nga xool li Ndeye Saly doon def ni dana ko continuer di def ak yéen guddeeg bëccëg te dara du ci wàññeeku day yokk rek waaw bu ñëwee nag ubbi buntu perspective bu bees muy Dakar ville de Dakar ak ni mu toll ci budget ni mu toll ci ay buntu ni mu toll ci ay mën-mën pour jàppale ko dëkkuwaay yeeg doomu aadama yeeg ñoom seen ak ku xam Ndeye Saly ni mu mel ci wàllu social ni mu mel ci am yërmande ci doomu aadama waaye bu ko yàlla ubbilee buntu boobu kon kañ liñ doon dabu fii yëpp du réer au contraire lu ko raw la ñuy amaat dëgg la am du dëgg kon nag loolu lan moo ñu ci yóbbu
mooy fexe ba liste yi nga xam ne moom le président teg ñu am ci ndam ñaar yëpp nag laa wax ndax lu tax ma ne ñaar yëpp Ndeye Saly dafa turam dafa jaxasoo ak Grand Dakar bu Benno Bokk Yaakaar amee liste fii ñu war a dem élection li ñu war rek mooy gagné quel que soit alpha buñ toppatoo ku ko jiite bu dee moom la dañuy gagné bu dee Jean la dañuy gagné bu dee keneen nit la dañuy gagné loolu rek moom mooy doon message bi ndax tey bu leneen amoon dañuy jàpp ne moom moo ñàkk ci goxam même bu dee jiite wu ndax bu ñuy teg dirigeant yu mag yi ci kaw a kaw kenn ku ne ñu naan la kan moo gagné sa dëkk ak sa gox dañuy ñaan yàlla moom mu bokk ci ñuy yëkkati loxo ne man de suma gox suma coalition moo fi gagné peu importe ku ko jiite te loolu nag moom lañ ñu war a gaaw rapidement teg ci ay pexe ak ay plan de communication ak ay fem ba yàlla yóbbu ñu ci lu ni mel ñaareel bi mooy ville de Dakar parce que ñaari mbir la léegi Ndeye Saly dañ ko sax ñaari yoon il faut mu gagner commune bi ak ku ko mënti jiite waaye ville de Dakar it il faut mu ànd ko Diouf Sarr gagner ko looloy waral mbébét yi ñu wax sànq mën a sotti waaye loolu nag mu nekk ñaari défi bu njëkkoon benn défi ngeen newoon léegi ñaar la ñaari défi nag bu amee kon mobilisation bañ doon def bu nekkoon benn il faut ñu def ful ko ñaari yoon pour mën a daj mbir moomee lu ñu doon def benn il faut ñu ful ko def ko ñaar nu mu gën a néew tey pour mën a am résultat yu tolloog yéene bi président am ci Ndeye Saly ndax moom moo toll foofu te moom moo tollit noonu te nag nit ki fa mu toll ñamu àndal fa la ñuy tollale seen bopp kon buñ fi jógee loolu il faut mu leer ci bopp nit ñi yéen ñi nga xam ne nag yéen a nekk ces lieutenants de premier plan maanaam yéen a nekk ci xare bi ci kanam jiite ko di ko dox di ko wax déet bu leen découragé de nit kuy dem xare doo découragé doo tiit doo ragal doo dellu ginnaaw en avant rek en avant feu moom la lieutenant yi wax en avant feu kon nag teg leen ko foofu suñu jógee fii tey nañu sentir tout de suite déclic bu bees bu juddu ci seen taxawaay ci biir réseaux sociaux yi seen réaffirmation seen engagement renouvelé ci Ndeye Saly ak njiitu réew mi pour jàppale leen ba listu Benno Bokk Yaakaar triompher au soir du 23 janvier 2022 incha allah loolu kenn ku ne sa Facebook yaa ko moom kenn ku nekk sa Snap yaa ko moom kenn ku nekk sa yeneen yi nga yor ci réseaux sociaux yi yaa ko moom on est ci sa taxawaay on est ci sa Pastef on est ci sa takkute on est ci ne lii am yoon la boo xam ne fam ñuy yóbbu te gënati te am nañ ci pas-pas bi am nañ ci taxawaay bi am nañ ci yaxan bi kon nag ku ne na ngay waxee say message ba galvaniser waat say troupe galvaniser waat say partisans say sympathisants ci secteurs yi ci foraay yi ci leneen ak leneen yaa ko xam dóoral mu daanuñu avancer loolu mooy li am tey kon tey ci guddi gi nii ku ci dem ba toog sa kër ba ubbi sa ordinateur wala sa téléphone dóoral ay message ñun danañ def veille xool tendance yooyu nu mu joxe c'est très important de façon prête déjà leneen li mooy bi ñu rappelé enjeu yooyu ba pare te Baye wax na ko léegi élection yooyu ñu génn Grand Dakar ci top 2 yi waxuma top 10 waxuma top 5 mais top tout court maanaam les 2 plus performantes communes en termes de performance électorale Yoff la ak Grand Dakar waaw léegi nag configuration bi am ni bu ñu fexee ba Grand Dakar jël top 10 bi top 1 jël jiitu jàngat bi xam nga lan lay doon ndax bu dee ne Jean de fi newoon nekk top 1 nekk ci deuxième bu ñu demaatee nii ak configuration ci labelu Benno Bokk Yaakaar mu yéeg doon premier danañ xam ne kon label bu bees bi moo indi loolu te label bu bees boobu Benno Bokk Yaakaar da am ko moom fii muy Ndeye Saly kon donc sas nañ leen yéen ñi nekk fii Ibrahima wax na ko dana amaat yeneen daje ñu def de ce format dana amaat yeneen daje yoo xam ne ci secteur yi lañ koy def animé ko à la base parce que mbir mi nag proximité la
porte à porte la corps à corps la du ay dax nii toog ca kaw di wax say wax rek du dem déedéet ndax bu ñuy seet ku ñu convaincre yéen vous êtes déjà convaincu waaye nag lii des mooy ña nga xam ne ñoom la ñu jiite ñu ne ci ginnaaw te xamaguñu ba tey seen tolluwaay ci mbir bi fu mu féete wala même bu fekkee xamoon nañ ko ci njëlbeen te li am nii xaw leen découragé ñooñu il faut ñu delluwaat ba ci ñoom taxawu leen leerala leen jeunes yi ne fi intellectuels yi ne fi ñoom Abdallah ak ñoom Sène ñoom Kabir am nañu liggéey non ni Abdallah waxee léegi jàppewu ma ko ne ku maire déedéet waxin la moom ak Mohamed Dieye mais yëpp waxin doom la pour one ne rek mbir mi ni mu dikkee ci seen kaw ëpp na dayoo loolu rek la waaye nag am nañ conscience su ne li koy redressé muy jugaat dem waxaat ak nit ñi ci programme mu Benno Bokk Yaakaar bii ñu fas yéene taxawal ci biir commune bi buñ génnee ci élection yi ni ñu jëm ndax programme mu Jean yéena ko Jean amul réalisation ku amul réalisation mënoo wax ci ay programme am lu mu fi def waaye au moins am ngeen sañ-sañu ne Ndeye Saly kat 2012 ak léegi def na fi lii def na fi lii waaye it 2022 bii ñu dëgmal buñ ca eggee ak jàmm ak salaam conseil municipal bi nga xam ne moom la Benno Bokk Yaakaar proposé bu liste boobu jàllee programme am 2022 2000 nangam lii la fas yéene nañ def lii fas yéene def lii def nañ def lii loolu ku ne am nga ci sañ-sañ looloo tax pour daaneel suma kàddu ma jublu nag ci recommandation yooyu muy nas programme Grand Dakar bi ñu bëgg ci turu Benno Bokk Yaakaar ak taxawaayu Ndeye Saly Diop Dieng loolu dañ koy bind nu mu gën a gaawee nafar ko génne ko buñ ko bindee si la ñuy sukkandiku nag pour génne li ñuy wax ay éléments de langage maanaam kàllaama gi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour mën a wax ak doomu aadama yi mën leen jaay programme bi bañ adhéré ci mu jarale ñu mën a dugg ci mbañ gàncax boobu votel ñu loolu la ñuy wax élément de langage boobaa foofu lañ koy tibbee mais buñ ko bindoon léegi ñoom wax ko te programme boobu nasuñ ko ba tënk ko bu boobaa dana am benn écart te écart boobu politique da nga koy moytu ci loolu. wax loo xam ne doo ko def wala wax loo xam ne buñ demee ba ci càppandoo ko programme ba gisuñ ko ca loolu des koy moytu moo tax nag jotaayu tey bi am solo ndax jàngee nañ fi lu bëree bëri loo xam ne ku mel ne man nga xam ne dëgguma Grand Dakar milité wu ma Grand Dakar danaa ci mën a xam lu bëri ba su ma ciy xelal ministre danaa xam la ma ko cay mën a xelal kon donc programme boobu nekk na lu am solo leneen li am solo mooy plan d'action ndax boo defee sa programme naka ngay defee nag plan d'action électoral boo xam ne te même bu Jean tegee comité électoral ca cadre ba mu tegee noonu du tere Ndeye Saly ak ñi mu àndal teg seen dispositif électoral boo xam ne moom la ñuy porte ba keroog bu ñu accès si càppandaw ga résultat yi mu am ci contribution bu mucc ayib loolu danañ ko waxtaanee nu mu gën a gaawee commencé ko structurer déjà à la base structuration bi existé na secteurs yi ni mu bindoo tubaar fakal la forêt yi ni mu mel tubaar fakal la léegi li ci des rek mooy nuñ koy lëkkalee ba nga xam ne mbir mi suy wàccee jóge ci kaw di ñëw du am fenn fu muy amee rupture day yegg ci nu mu gën a gaawee te bu yeggee ña ko war a yor mën ko approprier wu doxal ko mën ko def noo xam ne noonu lay gën a mën a rafete mu am nag nuñ koy saytoo di ko nafar di ko évaluer saa su ne pour xam ndax lañ ca bëggoon ñu ngi ci yoon bi wala am na luñ ci war a jubanti plan d'action boobu lu ñu war a gaawantu def la dama ko distinguer nag ak plan de communication bi ndax mënoon na cee dugg waaye plan de communication bi dafay ute ndax waxtaan bi one na ko njàqare yi nan la ñuy delluwaatee ci nit ñi ba wax nan la ñuy remobiliser waatee nit ci fekk ñu ngi leen tegoon ci yoon boo xam ne dañu foogoon ne suñu maire diw lay doon léegi keneen lay doon loolu incha allah danañ ci def ay tegtal danañ leen joxe ay éléments de langage fan yi di ñëw def ko ci ay bannières ngeen am ko ay messages ay slogans yu fort yoo xam ne kuñ ko jëbal da nga ko mën a jël utiliser ko ci sa page Facebook da nga ko mën a am cawarte utiliser ko ci leneen ndax day taaru ba pare ànd ak xibaar boo xam ne ku ko déglu dana la mën a yey ci lu bëri ba da nga mën a am cawarte di ko partager di ci convaincre ay doomu aadama loolu danañ ko liggéey ci fan yu néew ñu sax bëggoon nañu def ko ak laata daje tey bi waaye daje bi daf ci doon am solo ba ñu déglu ba xam nit ñi seen xaar lan mooy seen préoccupation pour ñu mën ko traduire loolu nag danañ ci ànd ak ay expert fan yi def ci liggéey indiwaat ko jot li leen
beneen mbir mi mooy stratégie de proximité bi Grand Dakar quartier la boo xam ne neex naa def proximité ndax nit ñi dañu xamante dañu dëkk du foo xam ne nit ñi dañu tëju déedéet fii nit ñi dañu ubbeeku di demlante di diggante kon nag fi mu toll nii sas nañ secteurs yi boo gisee jotaayu tey bi ba may door waxtaan bi ma ne boo xoolee ñu indi woon secteur bu ne ñu bëggoon ñu mu fekke ko ndax dañu bëgg responsable yi ak ñi yore communication ci secteurs yi suñ fi delloo buñ jógee fii bu ñu delloo rek wàcc xibaar bi ñu jëlee fi xamal nit ñi ne bannière Benno Bokk Yaakaar mooy dem élection ci bannière boobu waaye mais Thiané mi mu ngi ci biir ndax da ngeen di xañ Thiané élection bi doo leen ko xaaj ndax da ngeen di xañ ñu mel ne Pape Doudou élection bi doo leen ko xañ ndax ñoo nekk ci liste bi Jean bu gagné ñooñu ñu ànd gagné dem toog ci conseil municipal bu Pape Doudou toog Thiané toog ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom la ministre daan ñu ànd ca waaye xam nga conseil boobu du doxee nam daan doxee bu njëkk dana am lu rëy lu fa changé loolu rek jar na dem voté ba de kon nag boo leen jógee fii egg leen ci gox-goxaat yi ci kër yi ngeen lentali leen xamal leen mobiliser waat leen on leen ne nag jug nag jot na ndax dañu sas ñaari yoon dañu war a gagné commune bi te dañu war a gagné Dakar ndax niñ bëggee Thiané nekk ci conseil ba ak ñoom Pape Doudou ak ñi ànd ak moom ba luñ fay nas ñu fekkee ko wax ci seen xalaat défendre yéen seen intérêt réalisation yi ñu bëgg ci wàllu njàngu xale yi ci wàllu njàng de manière générale ak yeneen ci wàllu jigéen ñi moo xam foyer yi wala maison de la femme ba ñu mën ko taxawee mais noonu lañ bëggee Ndeye Saly aussi egg ca bu Dakar ba taxawu fa waa Grand Dakar taxawu fa waa Dakar yëpp ba yéeneem bi mu am di ko doxee saa su ne ci biir réew mi yëpp mu mën a sotti kon donc ñaari facteurs yooyu rek war naa tax kenn ku nekk boo jógee fii tey lu la naqari woon nga teg ko na le te xam ne nag direction bi président am indiqué mooy direction bi baax direction boobu noonu la Ndeye Saly taxaw di ci dox ñu nit ñu ñëw fekk si ko si jàppale ko si te njëriñ li mooy li ma wax léegi beneen mbir mi may wax pour tëj suma kàddu rek mooy tey Ndeye Saly yéen la am yéenay ay jigéenam yéenay ay doomam yéenay ay rakkam yéenay ay jarbaatam yéenay famille normal famille au sens classique du terme mais yéenay famille politique am teg ci ndax yéen la am tey bu yëkkatee kàddu ci politique dañ naan Grand Dakar yëkkati na kàddu loolu kenn mënatu ko dindi kon donc président am ci moom yaakaar def ko ministre de la femme de la famille du genre et de la protection des enfants mu nekk jàmbaar ju mag nag ci wàllu di ci def liggéey bu mag a ci réew mi ak bitim réew du nelaw du noppalu du tay guddi ak bëccëg mu ci liggéey bi kon donc loolu intérêt bi c'est à un niveau national fii la sosoo de moom Grand Dakar waaye tey Sénégal yëpp lay jëriñ ngir confiance bi ko président jox waaw liggéey bu am solo ba muy def foofu ci niveau national bi ba mu law ci international loolu yéen Grand Dakar da ngeen ci am rôle bu mag pour taxawu ko ci surtout sur le plan politique ba lépp loo xam ne moom turam bokk na ci rek te ñu ciy séntu ku war a gañe ñu def tout ba moom mu gañe ko wala fépp fu ñuy taxaw ñuy joxe ay performance politique même bu fa bokkul woon directement comme candidat sax mais tout c'est comme tudd nañ ci Grand Dakar rek buñ ne Grand Dakar rek dañu war a boole Grand Dakar ci communes yi nga xam ne moom le président di rafetlu seen performance ak ku fa mënti nekk ndax loolu kenn du ko mën a tàqale ak jëmmu Ndeye Saly ndax xam nañ lu mu représenté fii xam nañ ne bu fi parti bi ak Benno Bokk Yaakaar coalition bi amee dara moom loxoom forcément mu ngi ci biir et de fort belle manière kon loolu nag yéen a yor challenge boobu pour mën koo motal kon nag ci turam encore une fois ñi ngi leen di gërëm di leen sant depuis 17 heures ba tey ñi ngi toog di waxtaan kenn ku ne jox nañ la kàddu nga wax sa xalaat li ma ci gën a neex nag gën ma impressionné mooy dal gi ak yar bi ak bëgg Ndeye Saly bi ngeen ci one loolu
leader politique yi bëri na de mais ñi am lii bëriwul jotaay bu dal ci contexte bi ak li ci am yëpp mais ñu waxtaane ko ci yar waxtaane ko ci passion mais waxtaane ko aussi ak bëgg ak am cofeel ci suñu njiit muy moom Ndeye Saly kon donc loolu ci turam man maa ngi leen ciy gërëm di leen di si sant di leen ciy ñaax nag ne leen bu leen ragal dara continuer leen liggéey bi bu leen ci am benn loo leen di rus wala lu leen di jaaxal wala lu leen di naqari bés ni ki tey ndax bokk nañ léegi xam li waral mbir mi mais bokk nañ xamit enjeu yi fan la toll te enjeu yooyu gérer ko mooy fexe ba gagner commune de Dakar fexe ba gagner commune de Grand Dakar autant pour moi fexe ba gagner la ville de Dakar. ay nitam bu ñu demee bés ba di teg bilan ah commune bu ñu ne duma nañ fi Benno Bokk Yaakaar te Grand Dakar du ci bokk te ville de Dakar it du ci bokk loolu nag mooy sabab bi loolu mooy yéene bi loolu mooy li ñu xaar ci ñun kon nag buñ fi jógee nañ góorgóorlu communicateurs traditionnels yi presse en ligne presse écrite communicants yi responsable secteur yi responsable politique yi de manière générale jigéen ñi ak ndaw ñi kenn ku ne nga jël la nga ca war a sasu nga sasoo ko doxal kon nag maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp danaa ko rendre compte fidèlement it ci li fi am te xam naa ne moom bu ñibbisee dana jàpp bés amal jotaay bu ni mel gën ko yaatal ba kenn ku ne la nga xaar ci moom ci éclairage la nga xaar ci moom ci ay tegtal ak ay pexe bañ mën a atteindre objectif bi nga mën ko ni jotee kon nag ñi ngi gërëm ñëpp di encourager notre sœur Thiané ci liggéey bu rafet bi nga xam ne mu ngi koy def ci jigéen ñi ak ci commune bi ci wetu Ndeye Saly di ko jàppale politiquement parce que vraiment jàmbaar la mu ngi reyante moom nag sas nañ ko ndax moom fu Ndeye Saly mënul yegg moom moo fa war a yegg dem waxal ko doxal ko defal ko yéen ñi fi teewit kasalik di gërëm bu baax it Oumy Ndiaye vraiment ma sœur jàmbaar nga te une vraie battante lion nga te aussi am nga loyauté bu rëy ci Ndeye Saly te xam na ko ñoom Kabir c'est des jeunes garçons très engagés depuis fan yi yëpp noppaluwul moo coordonné lii yëpp tey am fi moo koy dox moo koy wax effacé mais très efficace donc vraiment Kabir félicitations et tous nos encouragements parce que sa liggéey rafet na li nga war a def yaa ngi koy def ànd ko ak les jeunes de Grand Dakar ñoom Abdallah ñoom Mohamed Dieye et j'en passe ku lim Dioum ñoom Mohamed Diagne dem na et cetera jigéen ñi noonu et puis également Boubou Mané est là au secteur 8 qui se bat tous les jours pour le triomphe de la liste de Ndeye Saly donc ñi nga xam ne lu mu mën a Pape Doudou moom kenn du ko wax parce que moom c'est le vrai lieutenant de Ndeye Saly combattant nit ku baax en plus ku engagé Pape vraiment félicitations si sa taxawaay et nos encouragements au nom du ministre fi nga jàpp foofu la le ministre vraiment compte énormément sur toi entre autres bien sûr mais compte vraiment sur toi de ton engagement de ton abnégation pour faire passer le message et faire bouger les lignes. Absolument dama la telul gi sax parce que bi may wax ni nga retrouvé ni moo tax gisuma la mais sinon j'allais te donner la parole donc ñu jox Pape Doudou mu sànni kàddu pour en direction de la jeunesse et en direction de tout le monde avant ñuy tëj waxtaan. Merci Seydi de m'avoir encore